ci remaniement bii nu génn keneen moo yore loolu waaye keneen ki yore loolu it te di maire bi nga xam ne mooy maire Saint-Louis te Thiès jumelé ak Saint-Louis moom fu nu dajee daf may wax yow yaay sama maire kooka yàlla may nañu kon relation boo xam ne mooy le ministre Mansour Faye danañu dox ca moom ngir mottali loolu nga xam ne tàmbali woon nañ ko ngir saafara am ci loolu. De manière globale problème mu chemin de fer ñëpp xam nañ ni yàggul dara am na ay matukaay yu état bi jël pour relancer chemin de fer parce que ñun ñii Thiès ci ñu am yëpp daf ci am ñaar chemin de fer ak STS bi ñu wax NSTS léegi c'est-à-dire ku leen laal yëkkati leen defar leen def nga loo xam ne dina laal Thiès yëpp maintenant nag àdduna dafay dox au-delà de chemin de fer au-delà de NSTS ñun dañoo liggéey plan de développement de la ville plan de développement boobu biñ ko liggéeyee dañ ci am 75 projets pour un montant de 78 milliards 725 millions lenn li état bi gàddu ko yenu ko pour doxal ko lenn li ville di attan ville war koo yenu ren ji su du woon mbas mi bëri na ci loo xam ne ci ay ressources propres dinañ leen jël en charge wala yenn yu jël leen en charge ci fonds de concours yi nga xam ne am nañu leen waaye it mu am yenn yoo xam ne avec le secteur privé fas nañu yéene am ay partenariat public privé yoo xam ne bëri na ci yoo xam ne nit ñi dañ koy jooytu fi ak di ko jàmbat loola prévoir nañu saafara bi ci biir plan de développement de la ville bi nga xam ne dañ ko adossé au PSE pour que suñu soxlaa dara ci état bi duñ ne seen projet bi dafa nekk en contradiction ak plan Sénégal émergent waaye dañ ko adossé ci li nga xam ne mooy les objectifs de développement durable pour que à l'échelle vraiment du monde bu fekkee ne am na lu ñuy wuti ci coopération bi kenn du nañu lii ngeen di def dafa waroo ak les objectifs de développement durable loolu nag bëri na ci loo xam ne dama ci jël benn exemple boobu dina law ba ci artisan yi xam ngeen ni ay problème foire daf fi daan am coow loo xam ne ñii nekk marché central dinañu wax ne ñiy faral di organiser foire fii ci promenade des Thiessois dañuy kar ñiy ñëw ci ñoom ma ni leen faw ngeen xalaat lu sori ndax tey foire ngeen teg seen bët waaye am na leneen luy ñëw balaa yàgg loo xam ne li ngeen di bañ ci foire dana am te du ngeen ci man lu bari man leen Auchan ngi ñëw ba ma leen koy wax ëpp na ñaari at tey Auchan ñëw na ba ma leen koy wax waxuma leen ko rek pour ñu xam ne Auchan ngi ñëw dama leen ko doon wax pour ñu jël seeni matukaay ne leen ci plan de développement de la ville prévoir nañ ci tabax ay centres commerciaux yu mag il faut ngeen xam ne yore table ci marché amul avenir yore cantine ci marché amul avenir loola li nga xam ne ñun moom la leen di proposer mooy pour mën a jël en charge yi ñu bëgg a defar il faut ñu jëm vers un emprunt populaire local nga xam ne ku ci nekk di nga jël sa dërëm ak sa ñaar dërëm ñu dajale nga xam ne waa Thiès bu bénéfice day am li ci ëpp ci ñoom lay des ñu wut nag partenaire stratégique suñ ko mënee am ci biir réew mi mu gënal ñu suñ ko mënta am ci biir réew mi ñu doo ko jéggaani bu boobaa dinañu mën a am yu yaatu yoo xam ne maanaam tey jii koo xam ne taabal la xamoon dina mën a jóg dem ba toll ci benn niveau ndax amoon nañu nag suñu benn yaay bu ñu doon wax mère Awa Ndiaye te nekkoon ca Parcelles Assainies ci Dakar yàlla na suñu borom yokk yërmande ci moom dafa tàmbalee woon ci jaay beñe mujj na ci defar tali loolu ambition la te nit ni ko suñu borom di waxee kenn du ma yem ci yeel ma di la àgg ci oom loola it même xeetu raisonnement bi dañ ko am ak sama mbokku tailleur yi
may wax président Ngom ne ko dalalal sa xel ci loolu Talla moom dara yëngalu ko waaw loolu mooy def xam nga su fekkoon ne ñu ci bëri xamoon nañu fu nu jaar ñun maa ngi la den Ndiaye mii ak ñeneen beneen méthode la ñuy wut budul boobu parce que yàlla dogal ci man kenn mënta am dara ci man ak pression kenn mënu ko kenn mësu koo mën a am te kenn du ko mës a am ngir lan dañu jàpp ne bu fekkee ne dañu yéene ay nit lu baax mooy tey ñi ngi woon ci benn étape l'occasion faisant le larron affaire mbas mi am na ñu war cee mën a jaare am ñu jàppale waaye jàppale bi dafa nekkoon aussi pour dooleel seen capacité de production ba nga xam ne au-delà de mbas mi dinañu jëm vers benn dajale ñoom seeni doole ba ñuy mën di yóotu nag ñu leen ciy jàppale yeneen i marché yoo xam ne yii day jóge ci état bi yii di jóge ci suñu ay partenaires yoo xam dañuy nekk bitim réew te am yenn ñu soxla ñu xamal leen ni lii ak lii dans le cadre de notre partenariat mën nañu fexe ba suñu waa dëkk di ko defar ñu koy indi ci yéen te loolu lii duñ ci tax a jóg président Ngom xam na ni lu jiitu lii ñi ngi ci waxtaan yoo xam ne ni ñu def ak waa Revas te fas yéene àggale ko nag ak ñoom ndax ci Thiès Nord trouvé nañ fi benn espace su benn hectare leneen li ñu ngi koy wut ca forêt classée bi nga xam ne président mooy jël décret de déclassement bi pour mottali loolu pour li jëm ci artisan automobile yi waaye it li ñu président Ngom xam ne dañoo waxtaan ak moom pour ñeneen ñi nga xam ne ñii ay tailleur lañu ñii ci yeneen xeetu yëngatu la ñuy yëngatu kenn ku ci nekk mu am espace boo xam ne dans la nouvelle ville dañ leen koy jagleel. loolu nag lii fi jaar du ñu ci génne ndax ñun xam nañ fi ñu jëm te fas nañu yéene ànd ko ak nit ñi jëm fa ba àgg fa jàmm pour wax ne suñu bëggee li ñuy def sotti dañuy xalaat lu sori dañuy am ambition yi du comme ni ko nit tàmmee dana ba sàll ne damaa bëgg a nekk ministre wala damaa bëgg a nekk voilà président au conseil des collectivités territoriales xam nga yooyu ambition personnelle la suñuy am ambition dañuy am ambition pour suñu réew ak suñu dëkk ambition yooyu ñuy am pour suñu réew ak suñu dëkk dañ ciy sóor ñi ñëwagul loola nag pour mu mën a ne kenn ku ci nekk benn moment da ngay dépasser sa personne nga xalaat ni li Sidi Gaye doon wax il faut se méfier d'une classe politique qui n'a pour ambition que de gérer le quotidien laissant aux générations montantes le chaos de l'irresponsabilité. wóor na ma ni ñu liggéeyee plan de développement de la ville suñ ci lëkkaloo liggéeyandoo ci lu bëri loo xam ne nit ñaa ngi koy tudd fii dana saafara wax nañ fi lu bëri ci lu jëm ci aménagement paysager tudd nañ fi lu jëm ci espace vert tudd nañ fi lu jëm ci borne fontaine yuy war a nekk ci ay jardin public am na ku dem sax ba wax est-ce que Michelande bi du mën a dellu si waat nekkaat comme na mu nekk woon bu njëkk loolu lépp lan lay wone mooy nit ñi ngi xalaat bëgg dëkk bi aménagement paysager am fi ci anam boo xam ne dans le contexte des changements climatiques nit ñi ginnaaw bërëb yi ñuy dëkk di ko tabax dinañu am fu ñu noyyee dinañ am fu ñu respirer loola nañu xam ne am nañu benn projet boo xam ne dañ ko soumettre ci cadre seen dajewu 7e cycle Fonds pour l'environnement mondial ñu retenir ko pour un montant 2,7 milliards am naa yaakaar ni balaa fin décembre li nga xam ne mooy direction générale Fonds pour l'environnement mondial dana ko approuver waaye comme des na lu gàtt nanu continuer ñaan yi sunu kilifa diine yi fi nekk continuer ñaan yi parce que bu loola saafaroo projet boobu mi ngi tudd gestion durable de l'environnement et restauration des écosystèmes ndax su ngeen fàttalikoo dans le cadre de la restauration des écosystèmes am na programme bu ñu amoon ak allemand yi déroulé ko pendant 3 ans montant boobu 200 millions rek la woon doon ci kar ndox mi jóge ci plateau yi
parce que ñun comprendre nañ ne am nañ xam-xam bu wér ci ne ndox mi di inondé Thiès li ci ëpp du liy taw biir Thiès li ci ëpp ci plateau yi lay jóge lii mi ngi jóge Kisaan di ñëw yoonu Mbuur lii mi ngi jóge àllub Kaañ di ñëw rom ay jaar ay daral pël ak yooyu lii mi ngi jóge Morolan yooyu ñoo tiim Thiès ñun fi ñu nekk cuvette la maanaam dafa xóot soo demee côté Jules Sagna mu doon point bi gën a xóot ci dëkk bi alors ci cadre boobu ñu defoon loola nga xam dañuy kar ndox mi def ay ouvrage creusé def ay cordon pierreux def ay demi-lune nga xam ne c'est des termes techniques yoo xam ne liggéey booba c'était pour que ndox bi balaa muy ñëw en tout cas quand ndox mi ñëw ñu forcer une partie à s'infiltrer ci suuf balaa leneen li di agsi fii moo waral donte am nañu inondation ren mais suñu deful woon liggéey boobu pendant 3 ans li doon dugg ci dëkk bi doon na ko ëpp foofu mais ñu xamoon ne loolu doyul donte sax projet booba ñun ak ville Zolingen état wu Allemagne jox nañu ci prix jox nañu ci raaya boo xam ne ci communes yi nekk ci dëkk ba yépp te doon am coopération ak yeneen i dëkk ñun bokk nañ ci projet yi nga xam ne dañ leen a primé alors kon lii nga xam ne ñi ngi ko def ak Fonds pour l'environnement mondial daf ñuy permettre yii nga xam ne ñenn ñi soulever nañ leen ñu mën a wéeru ci yeneen i ressources yu dul ressource propre ville bi pour doxal leen loolu mi ngi ci suñu kanam te ñi ngi am yaakaar ne dinañ ci mën a am saafara lu jëm ci wàllu njàngale mi ki nga xam ne moo fi toogal inspection d'académie wax na ko taxawaay bi nga xam ne moom la ville am ci seen wet loola engagement bu ñu jëloon la mais loo xam ne lu jaadu la ñuy fàttali nit ñi nag ne leen ci wàllu compétence communes yi ñoo yore école yu ndaw yi conseil départemental moo yore collège ak lycée maanaam ci wàllu ville yorewu ci dara ñun ñoo jàpp ne lu concerné waa Thiès concerné nañ moo waral ñu ciy dugal suñu loxo boobu ba léegi bibliothèque bii nga xam ne moom lañ tuddee centre de documentation te nekk fii ci 10e ci cadre Promoville ndax Promoville du rek tali du rek éclairage public du rek assainissement dafa am ay mesures connexes yoo xam dañ leen jël pour fu tali jaar te mu am poste de santé bu ñu war a defaraat wala bu ñu war a équiper wala moom mu am école bu ñu war a defaraat wala bu ñu war a équiper Promoville dafay def dara ci biir cadre boobu ñu am loo xam ne dañ ko waroon a def ci école Modou Kane mu am lenn loo xam ne commune ba fa nekkoon def na ko ñu wëlbatiku ne lañ fa waroon def nañu jël moyens yooyu réhabilité ci centre de documentation bi nga xam ne moo nekk 10e ñoom jox nañ ñu plan yi jox ñu lépp ba ñu jël ko jébbal ko waa Promoville di am yaakaar ni ci cadre boobu dara dina mais ma di leen wax ne li ma leen waxoon léegi ci plan de développement de la ville bibliothèque boobu bu yaatu boobu mu war a nekk à l'échelle de la ville bokk na ci li nga xam ne nekk na ci biir 75 projets yooyu wàllu fort pour le futur booba it ñi ngi ciy lëkkaloo ak waa IA comme niñ ciy lëkkaloowee ak waa jeunesse noona projet fort pour le futur dafa doon projet boo xam ne sportif yi tamit concerné na leen mais dafa doon projet boo xam ne tey ji ci biir dëkk bi ñun ñi nga xam ne dafa tegu ci suñu loxo ñu ànd ko avec benn consortium mu war a am ay ñu nekk ci société civile bi tamit di ci liggéey ñooña di war a dooleel ñi ñuy tuddee adolescents yi surtout ci wàllu lu ñuy wax nutrition ci seen dund ak yooyu projet booba dafa am wàllu woo xam ne dañ ko jagleel waa inspection d'académie te ci dañu fas yéene trimestre bu jot projet bi jagleel leen juróom-benn million nga xam ne juróom-benn million yooyu ci trimestre bi ñu nekk day war a jëm ci ñoom waaye projet bi comme dina jëm au minimum ñaari at ci biir ñaari at yooyu trimestre bu jot dana ci am loo xam ne ma nga toll ca loolu te war a jëm ci ñoom pour wax ne kon collaboration bi ñi ngi ciy dox saa yi ñu demee bitim réew ci cadre coopération bi lépp lu ñuy def dañ ciy sóoraale lu jëm ci njàng mi yaakaar naa ne am na ay école fii ci biir dëkk bi yoo xam ne am na ay intervention yoo xam ne indi nañu ay partenaires ba ñu jot ko fa def loolu nag ren ji ñëpp xam nañ ne ak mbas mi ralentir na
li nga xam ne moom lañ doon def ak suñu partenaires yooyu nekk bitim réew waaye su mbir mi demee ba dal dinañu am yeneen xeetu jataay ak ñoom yu bokkul ak yi ñuy am à travers internet te xëy na boobaa dina gën a taxaw. ci wàllu armeel daaw ci 1er novembre donc il y a 1 an exactement la ñu xamle ni defar nañu cimetière bu chrétien yi ba pare jàngu bi gërëm na ci ville de Thiès muy 4 hectares yoo xam ne clôturé nañ leen def tamit yan ñu santoon ca biir wëlbatiku it trouvé nag benn place pour le moment ci Balabé 2 boo xam ne day nekk un cimetière musulman boo xam ne effectivement comme ni ko kenn waxee ci wàllu architecture danañ fexe ba nga xam ne cimetière boobu nañ koy defaree quand même ñu jël fa matukaay yoo xam ne kuy dencit dina am ci anam yu muy demee ba maanaam du jaxasoo ndax nit ñi jàng nañu ci li amoon démb ak barki dem maintenant pour lu jëm ci boor bële vers l'ouest loolu forêt classée bi nga xam ne lu ci ëpp sax dootul forêt xam nga nit ñi ñoo tàmm baatu forêt classée bi lu ci bëri dëkke nañ ko on parle même plus d'ailleurs sax ci affaire déclassement vraiment on parle de régularisation mais techniquement le décret mënul nekk lu dul décret de déclassement c'est vrai damay dégg souvent ñu wax déclassification mais déclassification mooy comme rapport IGE nga xam c'est un rapport secret kenn amul droit génne ko président moo am sañ-sañ def décret ne déclassifier na rapport bi forêt bi classé suñu bëggee nit ñi di fa def leneen lu dul entretenir forêt bi dañuy jël décret wu déclassement décret boobu président moo am sañ-sañu jël ko te incha allah moom waxoon na ni digoon na population yi régularisation bi processus bi conduire ci loolu processus boobu nit ñi def nañ ko incha allah loolu dana agsi te bu loolu agsee ak jàmm na ngeen dalal seen xel ci ne li ciy sunu wàll ci yoon lañ koy jaarale du doy waa Thiès nag loolu moom c'est clair loolu moom mënta doy waa Thiès waaye fi yaakaar di tege yemul foofa loolu ñu ngi ciy liggéey tey jii dekkalaat nañu collaboration bu yaatu ak waa impôt domaine ndax dañ ci am wàll di waxtaan ak ñoom lu bari ñoom xam nañu ne loi bi dafa jox ville compétence bu jëm ci wàllu suuf léeg-léeg nag mu am ñu bokkul ville je veux dire ci wàllu responsabilité nekk ci commune di def ay jéego yu jëm ci suuf ñii yebal naa leen ne leen ci cadre waxtaan wax leen waa impôt et domaine bu ñu séqati benn jéego ci wàllu suuf ci dëkk bi ak keneen ku dul ville de Thiès ngir dañu bëgg teg suñu bët ci lépp loo xam ne dañ ko war def ci dëkk bi ci wàllu suuf ndax il y a quelques années man maa wax waa Thiès ne leen képp ku bëgg suuf am nga ci droit bindal ñu bëri bind maa tëj une équipe ci bureau pendant des mois ñuy saisir loolu am na ñoo xam ne ci benn kër da waroon gis ñu ne fukki demande ak juróom mais loolu dañ koy xam parce que fi ñu ko saisir la ak ni ñu ko saisiré càmbar parce que nag aussi nañu waxante dëgg da dul jaadu benn waa kër di am ñeent te mu am ñoo xam ne amuñu loolu aussi normalul surtout bu matul dama jàpp ne au-delà de Thiès bépp citoyen am nga sañ-sañu am foo mën a dëkk je suis convaincu que waxtaan yi tàmbali woon ci journée de la décentralisation bi ñu génn nga xam ne y a eu vraiment un débat très franc entre les élus des territoires et le président de la République wax na li mu jàpp ne jaaduwul ñun tam wax nañu li ñu jàpp ne jaaduwul wala mënta ñàkk ci biir cadre échange yooyu
je suis convaincu que bu ñu demee ba ca kanam li nga xam ne suñu defee liy farata mooy fexe ba nit ñi mën a am liggéey parce que Ibrahima Ndiaye bi su amee liggéey am këyit bu muy boo xam ne xam nañu ne bu weer dee mu am nangam mais dafay war a mën a ñëw ci benn banque boobu wax ak coopérative ba wax ak ñam war a waxal moom mu dem xool ay kër ne jël naa bii war a wëlbatiku dem ci waa chambre des métiers wuti ay meubles war a mën a dem ci waa chambre de commerce am leen lu mu fa wuti war a dem feneen ak feneen ak feneen ak feneen la mu fa soxla mu mën koo jël parce que am na lu mu mën a teg bu boobaa au lieu muy nekk ba retraité maanaam di cotiser di kocc koccal di cotiser di kocc koccal